daal di fal benn délégué de quartier bu bees fi nga xam ni mooy déparé Malick Sy jël rue 1 ak rue 3 délégué de quartier boobu moom moo yor lépp lu jóge rue 6 bi dem ba Blaise Diagne ci 1 bi 3 bi ak Malick Sy li tax ñu defee ko noonu mooy ni ñu ko defee woon bu njëkk ba du ma nii baaxul waaye am na lu ko gën ndax ñun li ñu fi fekkoon dañoo gisoon benn rue 5 bi kese moom 4 délégués de quartier Ibrahima Niang nekk délégué de quartier nekk rue 5 Mamadou Ndiaye papay Ndey Wuri nekk délégué de quartier nekk rue 5 Assou Gueye nekk délégué de quartier nekk rue 5 Da Fall nekk délégué de quartier nekk rue 5 lépp dajaloo ci benn mbedd te beneen mbedd yi amuñu délégué de quartier moo tax boobu ba léegi ma ànd ceeg dal bañ koo yàkkamti xam ni patam du maye dara bi sunu waajur yooyu nag dëddoo góor gi Ibrahima Niang te nga xam ni moom moo dëkkoon rue 5 ci kaw fi ñu julee fay faat tey ji lañ ko remplacer mais ki koy remplacer rue 7 lay jógee papa yi Ndey Wuri nag Mamadou Ndiaye tamit rue 5 la mais ki koy remplacer nii lay jógee day jëm pour mbir mi mën a tas loolu moo tax ñu jël ko fii ci rue 3 rue 3 nag ñi nga xam ne jot naa cee waxtaan ak ñoom ak pétition yi nga xam ne jot nañu ko seen choix dafa porté ndax woote nañ ci ay réunion mais seen choix ñoom ñëpp dafa porté ci ki nga xam ni moom mooy Zico waa koñ bi tamit rafetlu loolu moo tax ma ni loolu moom comme que rafet na nañ ko gaaw def ndaxte délégué de quartier boo ko gaawul fal day indi jafe-jafe ndax Tabaski baa ngi ñëw koor gaa ngi ñëw te demande aide yi nga xam ni dañ ko war a dimbalee askan bi day laaj délégué de quartier mën la jox kayit te koñ bi bu amul ku leen jox kayit day indi jafe-jafe moo tax bis ni que tey mbir mi yaatu na dellu na ca la mu nekkoon ci nombre yokkuñu nag benn délégué de quartier dañoo remplacer ay délégué de quartier kii ñuy fal tey du kuñ ci yokk dafa remplacer ku ñu naan Mamadou Ndiaye bu ñu demee rue 7 tamit kañ fay fal Ibrahima Niang la remplacer kon yokkuñu lenn ndax lenn luñ fi fekkoon mu nekkoon fi la ñu delloo ca ña ko waroon yor waaye li ñu ci def rek mooy concentré wu ñëpp rue 5 fexe nañu ba mu tasaaroo ba ku ne mën a jot sa délégué de quartier dañ ko tuddee délégué de quartier wante bu dee Médina boo xoolee délégué de rue sax la gën a nuru ndax li tax loolu concentration population bi moo tax ndax quartier di nga gis quartier yoo xam ne ci Sénégal du ñu am sax 1000 habitants mais Médina 150 000 habitants la mbedd moo ci gis rek la fa nekk ci nit day ëpp quartier ci yeneen day ëpp mbooloo ci yeneen quartier yi moo tax boo jëlee ñaari mbedd kese la fay yeewoo day bari lool moo tax ñaari mbedd yooyu dañuy mérité am délégué de quartier ndax 1000 personnes bu nekk ci ñun am na dëkk yoo xam ne 1000 personnes commune la fa am na fooy dem ci àdduna 1000 personnes commune la kon fii boo jëlee ñaari mbedd jël Malick Sy jël rue 1 jël rue 3 boo ko jëlee fii ci rue 6 bi dem ba Blaise Diagne di nga wàññi lépp 1000 personnes kon kooku jaadu nañu am seen délégué de quartier boobu léegi nag damay jox kàddu gi Da Fall mi nga xam ne mooy ancien ci délégué de quartier yi mu dalal ñu ba pare ci wax ju gàtt ñu dem daa. Monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñi fi ñëw ñëpp di leen ñaanal yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla lafal cat et installation bi nga xam ne nag ñi ngi koy def ci tey ñu ngi leen di dalal yéen ñi fi ñëw ñëpp suñu rakk suñu xarit Zico muy xale bu baax bu am fulla am fayda ñeme li muy def donc encore une fois ñu ngi koy installé monsieur le maire vraiment ñu ngi lay sant encore une fois di la gërëm voilà ñu remets la parole. jërë ngeen jëf kon Da Fall gannaaw ba mu ñu dalalee ci turu bureau municipal bi madame le maire Aïda Touré ngi toog Victorine Mama Kiné ak madame le maire Sow ñoom ñëpp ñu ngi toog donc waa rue 3 ngi nii toog proposition bi ñu am nag benn proposition lañ ci am muy ku tudd Idrissa Sané dañuy laaj jotaay bi toog est-ce que à part candidature Idrissa Sané dafa am benn candidature kon jàpp nañu candidature am rek moo fi nekk est-ce que ànd ngeen ñu fal Idrissa Sané di Zico délégué de quartier ku ci ànd na yëkkati loxoom jëlal na la ci gannaaw kon ñi ci ànd nañ yëkkati seen loxo kon waa koñ baa ngoog ànd nañ ci Zico nekk seen délégué de quartier kon Idrissa Sané maa ngi lay woo nga ñëw jege si. kon comme que demandé nañu mbooloo mi ndax amul beneen candidature ñu ne amul beneen ndax ànd nañ ci ñëpp yëkkati nañ seen loxo majorité bi kon bis ni ki tey kii di Idrissa Sané ci turu maire de la Médina
ñu ngi koy installé comme délégué de quartier rue 3 rue 1 ak Malick Sy. ñu ngi jox représentant délégué de quartier yi di Cheikh Tidiane Sakho mu jël kàddu ñu ngi gërëm délégué de quartier yi déplacé yëpp ñëw ak conseil yi waaw. asalaamaaleykum mbooloo mi. Imaam ñi ngi lay ziar bu baax. di sant suñu borom ba pare. ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ñu teew nañu fi. lii nag du lu nouveau ci quartier Médina. Médina li maire li mu wax def ko loolu ma am Médina dafa am population une forte population par rapport ak yeneen quartier yi. Médina koñ bu nekk mun na doon quartier ci yeneen cité yi donc lii du lu bees ci moom vraiment ñi ngi ñaanal Zico bi nga xam ni moom la quartier bi yëpp d'accord ni moom la te amul kenn ku ko compte vraiment ñu ngi koy féliciter lu mu mérité la nag lu mu mérité la ku baax la ku set loxo la di gërëm vraiment ñi nga xam ni ñëpp ñëw nañ fi mag ndaw ak xale di leen xamal ni maire bi li lañ fi nekkee maire bi entente la cohésion ak partage loolu moo nekk suñu maire Médina amul leneen lu ñu fi kii amul dara lu ñu fi xëccoo lépp dañuy def ba ñëpp d'accord ci ñu ànd ci maire day waxanteeg nit ñi bala moo def décision noonu la kilifa di def mais du jóg rek ne damay def lii waxtaan nag ñi nga xam ne war na waxtaan ñoom ñooñu jox ko kaddu ba mu rafetal bés bi donc maire encore une fois ñi ngi lay sant di la gërëm di la féliciter merci. jërëjëf donc may rappeler ni ci biir waxtaan yi candidature yi bëri woon na am na ñu porté woon candidature Adja Kiné Diop ba mu ñëwee mu ni moom déjà moom du candidat Zico mooy candidat am ñu jël ki sant Samassa xaw ma Arona Samassa ba mu ñëwee mu ni moom Zico moo ko gënal kon candidat yi ñu waxoon yëpp ñoom ñëpp désister à sa faveur kon waxtaan boobu jotoon na am ci ñi nga xam mënu wax ak ñëpp mais ñi cëpp wax nañu ak ay lettres yi nga xam ne jot nañu ko moo tax ñu ñëw nii ndax ànd ngeen ci majorité gis ñu sax ku contre pratiquement loolu ñu koy rafetlu Zico ñu bàyyi la nga gërëm sa waa koñ. waaw monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant ginnaaw bu ñu jullee di ñu sante yàlla julli Seydina Mohamed ñu ngi rafetlu li nga def ndax c'était pas évident reconnaître mérite nit nag c'est pas évident yaa parce que bu la neexoon ñoom ñu tànn la ñu tànn ma nga bañ ma jël yow parce que yaay idi lu mérite boo ci àndee dafa am lu tax la mu tax nag yow yaa ko xam yaakaar bi nga ci am yàlla bu ko yàlla tas ci barkeen ci parce que ñun rôle régulateur social defe naa si loolu ñu judd loolu la ñu nekk nañu délégué de quartier te kenn faluñu ko kon bu ñu ñëwee dañuy renforcer rek xëy na suñu pouvoir waaw li nga wax sànq li nga xamante ne xatoon na yëpp à partir de tey am nañ yaakaar ni dina yaatu pour ku nekk gisi sa bopp te loolu rek lañ doon ñaan am nañ ko yàlla na yàlla di yokk sa taxawaay yokk taxawaayu conseil municipal bi sama gars yi nag moom mënuma leen bàyyi ñii moom macha allah. kon jërë ngeen jëf bis ni ki tey installé ñu Idrissa Sall ñu naan ko Zico muy délégué de quartier bi nga xam ne mooy Kusum 1 donc tey maa ngi lay ñaan yow Zico nga fexe sa quartier li ñu la dénk gën ci quartier yi ñu ngi ñaan mbedd yi noo mën a fexe ba mbedd yi gën a yaatu kër yi nga xam ne ñu ngi waaj a daanu loo ci mën a taxawee mairie bi fekk la ci ñi nga xam ne néew nañu doole ci nga xam leen ci koo ci mën a taxaw ba mairie bi mën laa jàppale wala keneen mën laa jàppale bu ci xew-xew amee lu mel ni dëjëg yu métteeg yooyu noo ko gën a gaaw a yëgee ba taxaw ñu am corrobière ak li ci war a dem yëpp tamit am ñoo xam ni li jëm ci ay jàkka yi ak lieu de culture yi noonu mën a jàppale bu baax a baax maa ngi gërëm délégué de quartier yi nga xam ne ñu ngi nokk bokk ak moom quartier muy Alassane Diène di Assou Gueye di daa Fall ñu liggéey bu rafet Aïda Fall nuyu naa am la maire ñoom sama jigéen am la ga ànd ak ñoom Ousmane gërëm naa la donc conseil municipal bi yëpp a ngi nii toog ñu ci toog ci gannaaw ñëpp ay délégué de quartier la ñu damay bañ a lim di jéen ay Lamine Gueye conseil municipal yi ñëw nañu donc am nañu lu ma une dizaine de délégués de quartier yoo xam ne ñëw nañu te ci conditions yi la ñu installé mbir mi nag du wax ju bari mbir mi gis nga démocratie du unanimité majorité la tey bu amoon yeneen candidat tamit ki ëppalee benn voix sax day daal di gagné soxlawuñu unanimité fenn léegi ci démocratie majorité la ñu soxla askan bi toog nag kenn yëkkatiwul loxo ni dafay bëgg a xeex ak yow ci poste bi loolu dafa am lu mu lay sasaat da lay wan ne ñëpp bàyyi nañ laak poste bi kon gënal góorgóorlu dee fi ne bis bu ne ba ñoom seen waxtu tëdd jot nga dem fi nga bëgg a dem nga xëyaal nekk seen soxla askan bi kese mooy tax ñun ñu naw la délégué de quartier nag boo tëlee liggéey lañ la santoon
ñun am nañu sañ-sañu folli la ci nañ la fale woon mais yaakaar gi ma am ci yow nag mooy gis naa la ci mairie bi liggéey nga ci mairie bi yaa ngi état civil yaa ngi fépp gis naa ni ku am Pastef nga ti ku dugganteeg nit ñi nga soxlawoo ngay politique dundalal askan bi rek soxlawoo politique délégué de quartier moom libéré naa la ci politique na askan bi kese nekk sa yitte tant que askan baa ngi bég ci yow maa ngi bég ci yow mais bés bu askan bi tàyyee bég ci yow dañ naa ci yow ndax askan bi moo la fi teg moo fi teg kon loolu laa amoon di ko wax di leen sant di leen gërëm. اللهم صل على سيدنا من الفاتح لما أغلق والخاتم وسبق الناس الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. asalaam jërë ngeen jëf donc maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp yaakaar naa ni dolli wuñu délégué de quartier dafa am délégué de quartier boo xam ni dafa yàgg a décédé Ibrahima Niang mooy fi ñu jullee fay fat boobu ba léegi ñu ñuy réclamer ñu remplacer ko candidature yi bari woon ma doon waxtaan pour ñu am consensus waaye yàlla dimbali nañu candidature yi bay désisté nañu léegi bañ desee benn candidat muy imam Cheikh Tall nag man xam naa ko ndax bokkoon naa ak moom classe yàlla def ko kilifa ba mu nekk imam fii kon yaakaar nañ am nañ ci moom yaakaar ndaxte nombre délégué de quartier yi ma yor su ma ko wàññiwul du ma ko yokk xanaa nit yàlla na yéex nekkatu fi ñu remplacer la wante di ci dolli moom xalaatuma ko kon ñu xam ni dolli wuñu délégué de quartier Ibrahima Niang sunu papa mi nga xam ne nekkoon na fi génn àdduna moom la ñuy remplacer tey donc ñëpp ñi nekkoon candidat yi ma jotoon désisté nañ te waxtaan nañoo ñeneen ñi ba am nañu consensus ci imam Cheikh Tall kon imam Cheikh Tall li commencé Blaise Diagne bi jëm ba rue 6 bi yow lañ ko dénk yaakaar naa ñi nga dendal am nga ci doyen muy Daafal dinañ ko demander mu gën la accompagner loo ci xamul tamit nga laaj ko Daafal mu ngi fii Daafal comme que yaay seen doyen ma jox la kàddu rek bu ko defee mu xam ni nit ki lu mu la njëkkee benn fan rek mën na la cee jox xam-xam te ñii ñëpp say collègue délégué de quartier lañu mooy ñi toog ñii ñëpp donc Sakho dina jël sa numéro bu ko defee ngeen gën a xamante daa 2 mots. merci monsieur le maire salaamaaleykum waaw comme ni ko monsieur le maire waxee rek. ay collègues délégué de quartier ñoo fi nekk ñun yàgg nañ ci am nañ ci expérience boo xam ne ne macha allah en tout cas lépp loo xam ne ne jaaxal na la ak lépp loo xam ne ne def na la problème. côtoyé ñu rapidement ñu réglé ce problème wax la ko comme ça nga teg ko ci yoon incha allahu rabbi bu ci yàlla andee yëpp dina baax comme ni ko monsieur le maire waxee rek comme yàlla def na fi mu nekk nii Ibrahima Niang yàgg na génn àdduna ba rek nit ñi réclamé guddi ak bëccëg naan dañuy soxla délégué de quartier te dem na bu moment boo xam ne ne sincèrement man sam bopp damay gis ñu déplacé wu fii ñëw ba sama kër di wu certificat domicile alors que là c'est anormal donc monsieur le maire encore une fois ñu ngi lay gërëm ci li nga def vraiment satisfaction la pour population Médina merci encore 1000 fois monsieur le maire. je vous remercie. jërëjëf boo gisee sax ñu yàkkamti ko def mooy tabaski bi buy jege si demande secours yi dafay am certificat de domicile te ñi dëkkoon ci quartier bi vraiment boobu ba léegi dañuy daal dem ba ci yeneen quartier sax di ko fa wuti moo tax yoon la woon ñu gaaw leen wutal seen délégué de quartier ma jublu ci directement ñi dëkk ci quartier bi Cheikh Tall jot nañu candidature am ñeneen ñi désisté nañu est-ce que fii dafa am beneen candidat bu fi ne amul baax na est-ce que ñan ñoo nangu Cheikh Tall nekk seen délégué de quartier nañu yëkkal seen loxo ah yéen ñëpp kon bis ni ki tey ki vote contre amul ki s'abstient amul kon ñëpp ànd nañ ci kon bis ni ki tey andi drapeau bi kon bis ni ki tey fal nañu Cheikh Tall muy délégué de quartier dinañ la monter sa drapeau ah Sakho na nga ñëw Cheikh ñëwal jërë ngeen jëf Sakho nag mooy seen secrétaire permanent ndax Matar ñaa ñëwul mi secrétaire général bi te yaay joor daa feebar
donc secrétaire permanent bi jox ko kàddu ci turu parce que li muy doyen bi nag moo tax ñu koy jiital. voilà merci monsieur le maire fii moom sawar naa fii wax parce que kër gi laa màggee kër gi laa footballé ma nekkee xale kër vieux El Hadj Guèye James ñoom Fally Massamba fii la dëkkoon donc fii laa màggee ak ñoom Diop Faye donc léegi ñi ngi féliciter d'abord seen nouveau chef de quartier di gërëm le maire Cheikh Amadou Bamba Fall nit ki Bamba dafay jël ay décision du ko jël personnellement nit kilifa da ngay waxtaan ak ñi nga nekkal dëkkoon loolu la def ak ñun man mii maa nekk coordinateur délégué yi du man maa leen peut-être am na ñu ma ci mag waaye daf ko def ngir organiser rek suñu ko délégué de quartier yaa ngi nii li ñuy ñaanal suñu nouveau kii bi délégué de quartier bi yàlla na agsi ak jàmm ci délégué de quartier yi ñu dalal ko bu baax parce que xam nañ ko am na yar am na teggin suñu doom la suñu jarbaat la ñu ngi koy ñaanal maire nag moom dañu koy bàyyi ak suñu borom rek parce que ñaan yi sax day ëpp damay ragal mu aar ko nañ ko jàppale dimbale ko parce que muy def askanu réew mi la askanu gox bi la Fall ñu ngi lay dimbale Tall ñu ngi lay ñaanal nga dal ak jàmm ak sa waa koñ incha allah rabbi jërëjëf. jërë ngeen jëf donc Cheikh Tall gërëmal sa waa koñ. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku Médina mbokku dëkkandoo yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jërëjëfati di leen wax jërëjëf gannaaw ba na sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant képp kenn ku nekk ci yéen plus particulièrement monsieur le maire Bamba Fall di ko gërëm di ko sant di ko tatagal parce que koo xamul nu ngi koy def na mu la def moo tax kon man Bamba man de xawma lu ma la defal mais yow li nga ma defal àdduna yëpp teg nañ seen bët kon du ma def lu dul di la sant di la gërëm saa su ne su dul dara sa ngor su dul dara sa ngor nit ku goree ngi nit ku sàmm kóllëre ngi nii te nit dañuy wax ni soo ko xamul rek da nga koy wax xee mais man xam naa kii ndax petit ba grand amul lenn loo xamante ni lu soppeeku ci moom au contraire lu yokk rek chaque jour su la gisee day suufeel boppam man kon dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg egg moom moo ko xam yàlla na ko sunu borom eggale di gërëm dëkkandoo yëpp aw ma seen fay ndax gis naa seede yi ngeen seede tey kon dama leen di ñaanal yàlla yéen ñëpp yàlla bu kenn umpale yéene bi ngeen am ak yaakaar bi ngeen am ci man yàlla bu ko sunu borom tas kon jërëjëfati ngeen jërëjëf. jërëjëf léegi ñu may ma 2 minutes rek ndaxte man duma ñi nga xam ne dañuy toog ci bureau fal délégué de quartier man dama naan nañ dem ba ci mbedd mi installé ko laaj waa koñ bi xam ne lu ñuy nëbb amu ci moo tax lu ñuy waxtaan damay dellu si waat laaj ñu ci ànd mais jàppal tamit nii lépp lu ñuy fal ci àdduna dina jafe nga am unanimité am na ku ci ànd am na ku toog ca kër ga ni man ànduma ci te ëllëg mu ngi xool lu la dal mu ne xamoon naa li taxoon ànduma ci di nga gis sax tey këlu koo xam ne bala muy tëdd dina ni man sama yoon newu ci wala yëgaluñ ma ko loolu moo am ndegam Macky Sall la ñuy fal sax am ñoo xam ne naan fal bi jaarul yoon loolu moo am ci àdduna ndegam yeneen bi ñu gën la am ci ay mbokkam ñu ko jàppalewul kon yaakaar naa ne loolu warul nekk sa problème tey lii nekk sa problème mooy sa gox fexeel mu gën ci gox yi ñi la jiital tey fexeel seen soxla doon sa soxla seen bànneex di sa bànneex seen naqar di sa naqar nga nekk seen bunt nag ci sama diggante ak ñoom fuñ ma mënulee jot ñu fexe laa jot nga jot ma. Kani Gueye maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm waa koñ bi yëpp di ñaanal suñu jigéen Marème Tall ndax bu ko fekkoon tamit day am liñ defal Cheikh dañ ko koy defal ndax liggéey na ko fii di gërëm délégué de quartier yi déplacé wu yëpp ay jàmbaar ngeen ay góor dëggantaan lañ délégué de quartier yi. biñ jàppee ba léegi bàyyiwuñu te Médina bu baaxee kontaan ci yow nag di am ci yow yaakaar ndax xam naa la bu baax bokk nañu école CS Médina bokk nañu classe bokk nañu équipe de football mu nekkoon suñu gardien de but donc kii ku ma xam la lool sax et puis nit ku baax la ku sonn ci ñin ñi la moo tax koñ bi yëpp ànd ni ñu moom la ñu wóolu loolu rek dafa neex ci xol Cheikh jërëjëf la séance est levée wasalaam.